mu nekk ab dëkk bu ndaw bi nga xamante ne mu ngi ci Sine Saloum ci xolu Pointe bu Sangomar Dionewar dëkk bi nga xamante ne mi ngi ci département bu Foundiougne région bu Fatick am askan wi nga xamante ne daanaka ay séeréer lañu te di yëngu ci wàllu napp bi ngir rek nga mën a àgg ci dëkk boobule faaw rek nga yëg ci gaal bi lay yóbbu ci tukki nemmeeku boobule nga daar di xar géej gi gis ndox bu yéeme waaye tamit boo koy seen fu sori Dionewar mi ngi mel ni ab dëkk bu beru waaye tamit ci wërndëlam ñu daldi ci nemmeeku gàncax bu mucc ayib ak it wërndël bu taaru lool bi tax ba ñu mën a xalaat dundin bu neex ci dëkk boobule. booy dem Dionewar ci gaal bi lay yóbbu dina daldi jaar ci Jifeer foofee ci Pointe bu Sangomar file nag da ngay seen ab dëkk bi nga xamante ne dalay fàttelil île bu Gorée bu nekk ci Ndakaaru ci tukki nemmeeku boobule ay image yi nga xamante ne yooyu la ñuy gis ci Dionewar dalay won jàmm ak naataange bi nga xamante ne moom la ñuy seen ci Dionewar. gannaaw ay waxtu rekk lañuy def ci tukki nemmeeku boobule ñu daal di egg ci dëkk bi ba tax na ñu naan leen dal leen ak jàmm ci Dionewar. ci dëkk biile daanaka askan wuñ fi fekk genn wàll gi yépp ñu ngi yëngu ci wàllu napp bi ak mbay mi fiile la benn association daal di gane ci àdduna ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars atum 2019 association biile moo di Dionewar solidarité ngir ñu mën a xam bu baax a baax association biile ñu daje ak président bi yor wàllum organisation bi. Dionewar solidarité c'est une association qui regroupe tous les fils et filles et parents demeurant ou qui sont ailleurs, en tout cas sortissants de Dionewar. Ouais. C'est une association qui est née de, comment dirais-je, d'un groupe WhatsApp venant d'idée, c'était l'idée de l'ex-président du comité de santé, parce que lui, il faisait un appel aux fils de Dionewar, notamment qui sont à l'extérieur. foofe ca Dionewar waa dëkk bi yépp di wone ci seeni xarkanam mbégte bi ñu am ci association biile mi nga xamante ne mi ngi yëngu ci wàllu développement dëkk bi. liggéey bi xanaa kontaan ci rek di féliciter aussi waa Dionewar solidarité ci seen dynamisme ak seen taxawaay ci dëkk bi foog naa ne bii mooy ñetteel wala ñeenteelu projet bi nga xam ne ñu ngi koy sumb fa dëkk bi defar nañ fi ñaari pont wala ñett sax bii mooy ñeenteel bi ci loole naka la dëkk bi daal di taxawal association biile ngir rek mu mun a ñëw dimbale waa dëkk bi ci loole ñu daal di ci am ay témoignages yu jógee ci ku nekk. histoire Dionewar solidarité mu ngi commencé si suñu dispensaire bi ndax suñu dispensaire bi dañu toogoon si ay jamono yoo xam ne newoon na doole lool. mu am ay nit ñu baax ñoo xam ne xalaat nañu wax ne nañu former na association boo xam ne Dionewar solidarité lay doon képp koo xam ne doomu waa Dionewar nga rek nga dugal si sa loxo si Dionewar solidarité ba ñu mun a taxawal dispensaire bi yàlla def na nag dispensaire boobu waa Dionewar yëpp liggéey nañ ko ba mu dispensaire bi mucc ayib macha allah dugal nañ si seen loxo bu baax a baax ba dispensaire bi mucc ayib daal. ci xar kanam yi ñu daal di ci ndemmeeku njàmbarte lool waaye tamit fonk bi ñu fonk association bii de. Non, tout le monde a pensé que ça c'est quelque chose qu'il fallait pérenniser, c'est quelque chose qu'il fallait élargir et c'est ainsi est né Dionewar Solidarité. Ils se sont regroupés en association et le 21 mars 2019 est née cette association. En commençant d'abord par le groupe WhatsApp et chacun essaya de faire tout son possible
pour aider son village. comme ni ko yeneen association bi di def Dionewar Solidarité moom it am na ay réalisation yi mu moomal boppam te it def ko ci dëkk bi. liggéeyaat leneen ak leneen am na ay yeneen pom yoo xam ne sax liggéey nañ ko si biir dëkk bi Dionewar Solidarité moo ko liggéey am nañ ay barrage yoo xam ne mu ngi si biir dëkk bi am pagaay loolu waa Dionewar Solidarité ñoo ko liggéey ñun daal xaaruñu buur ku ñëw nag fekk ñu si mais ñun waa Dionewar daal taxaw nañu temb ba fépp foo xam ne rek yaakaar nañ ne fii mu ngi ko am bon ñun waa doomu dëkk bi ñu jóg taxaw tel ba mun a liggéey loolu incha allah ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des réalisations de Dionewar Solidarité. D'abord en commençant par la passerelle qui se trouve au niveau du lycée. Ouais. Donc là, comme je te l'ai dit tout à l'heure en parlant de l'historique de Dionewar Solidarité, lorsque l'idée est née, que l'association est mise en place, ouais. Que les gens ont l'idée que les difficultés qui sont dans le village doivent être résolues. Et sur ce, ils ont commencé après le poste de santé, sont venus au traversée qui mène vers le lycée. ci réalisation yooyu le ñu nemmeeku ci ab chantier bu mag mi nga xamante ne daanaka taxawal nañ ko ba ñu commencé liggéey bi chantier bi le moo di débarcadère mi ñu nekk di tabax foofee ngir rekk mun a dimbale askan wi ci wàllum jéggi bi te chantier bi le ñu ngi koy amal ci koppar bu toll ni fukki ak ñeent millions ci suñuy xaalis. bi mooy ñeenteeri pont bi nga xam ne mu ngi koy defar pour dëkk bi muy lu am solo. ndax def fi benn débarcadère boo xam ne doléance bu njëkk bu dëkk bi la woon bu yàgg sax yàgg la donc suñu demee ba ñoom ñu réaliser ko di ko réaliser dañ leen di féliciter. ci fàttali laata projet boobule sax di taxaw Dionewar Solidarité am na ay jéego yu mu def ba tax na taxawal na foofee ab passerelle ngir maye ko lycée bi nekk foofee waaye it ab beneen passerelle mi nga xamante ne tabax nañ ko ci quartier Santhia ñu defaraat poste de santé bi teg ci ñëwti ay matériel dugal ko ci morgue dëkk bi ci xaalis bu toll ni 606 000 francs CFA. fii de mooy fi ñuy naan tefes hôtel tefes bi mooy gan ñu bari fii la ñuy wàcc bu ñu wàccee fii saret moo leen fiy jëlee yóbbu leen bi ci biir dëkk ba te ñun waa Dionewar Solidarité tam gis nañ ne fii wàccukaay bi day am danger bu mag a mag ndax jigéen yi bu ñuy wàcc si gaal yi ñu bari dañuy daanu même góor yi tam bu ñuy wàcc ñu bari dañuy daanu waa Dionewar Solidarité nag ñëw wax ne loolu la vraiment dafa ñaaw si ñun nañ taxaw def temm liggéey fii benn pom boo xam ne fépp fu nit mën a jógee ci biir Gandul nga wàcc si pom bi fu nit mën a jógee Jifir nga wàcc si pom bi boo jógee Foundiougne nga wàcc si pom bi loolu moo tax waa Dionewar Solidarité jóg wax nit ñi ne nañ jéem a defar fii pom pour ñu ñëpp ku nekk mën a am nekk si jàmm mën a nekk si sécurité bu baax a baax. ci bërëb bi ñuy amal liggéey débarcadère bi foofee fekk nañ fa liggéeykat yi nga xamante ne ñoo ci yëngu. awsa mono coono ara refna tamit jam awsa refo nde bonga refo maaku ha si duga def na bitim rew fop a pom fane ko an commencé na alhamdulillah rabbil alamin lamta pan alhamdulillah rabbil alamin bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin in weten ete laaj na maya trop du xaalis yi ne la ay 15 millions ken ay 14 millions ken en la den fop apane anten da inshallah netar titane ne ko fi yakite wana yi yalla koy injalin fa sap pangal din fa jam xatan lo yalla subhanahu wa ta'ala yi so la ciment so la fer so la béton so la xaalis ken fop daf ka ando nga la tele ko pom fa so maret ka waa liggéey bi moom alhamdulilah départ bi moom parce que météo na trop nekkoon na loo xam ne dañ ko xalaatoon ni ñuy taxawalee poto yi day vraiment yàlla yombal na liggéey bi mais vraiment képp kuy doomu Dionewar ngay góor ngay jigéen def nga sa participation. xam nga liggéey boo gis nekk liggéey manuel la dafay métti. fii amuñu benn moyen lul doole ak xalaat. képp loolu la ñuy demee. waaw comme fii jéggi ndox la li fi war a indi ba liggéeyee ko vraiment day xaw a métti moo tax mën na nekk la ñuy liggéey. foofee ca Dionewar liñ fa nemmeeku bokk na it ci jàppalante bi nga xamante ne askan wi ñu ngi koy def seen diggante ci bépp liggéey bi nga xamante ne sumb nañu ko ci dëkk bi. Nyomin kawa doka suke njota Bilai nyomin
tey jii Dionewar Solidarité mi ngi def ay projet ci ndimbalu boppam waaye ñàkkul ñi nga xamante ne ñoo ŋànk association bii de ñi ngi woo nguuru Sénégal mu dugal ci ay yoxam di itam lancer appel parce que foofu ñu koy def problème bi ñu fa am mooy problème mu érosion côtière donc lancer état bi benn appel ou bien mu ñëw jàppale ñu ci ou bien mu porter ñu plaidoyer ci bailleurs yi pour que ñu mun am solution parce que ni muy demee at bu nekk vraiment su continuer c'est inquiétant moo tax ñu ngi lancer état bi appel bien sûr. Donc là, nécessairement, on a besoin de l'État, on a besoin de bonne volonté, on a besoin des forces vives de ce pays pour qu'ils nous viennent en aide. On ne peut pas continuer à le faire, demander aux membres de cotiser, demander aux membres de donner à chacun de donner sa participation. Bon, c'est l'idée et c'est l'idéal aussi, parce que c'est cela œuvrer dans le social. Mais cela ne peut pas continuer. Donc nous avons besoin de l'aide de l'État. L'État doit nous aider sur tous les plans. muy góor muy jigéen ku nekk yaa ngi dugal sa loxo. waaw c'est vrai même état mais ñu ngi ko ciy xaar bu baax ñu ko ciy xaar bu baax a baax a baax a baax. daa am na ci loo xam ne tey fi mu toll nii moom su bëggee xaar état pour liggéey. mais mooy sa mu nga bañ a am li nga bëgg. bi rek bu état ñëwee itam fekk ñu si ñu ngi xalaat ni ñu mun a def daal ba ndox mi incha allah yàlla dimbali ñu bu ñu amaat yeneen barrage yoo xam ne waa Dionewar Solidarité ñu ngi si taw waaye ñu ngi ñaanaat état yi tamit mu dugal si loxoom. comme ni ñu ko waxoon Dionewar nekk ab dëkk bu ndaw waaye tamit dëkk bu mag la ci boo xoolee ay jéego yi nga xamante ne association bii di Dionewar Solidarité mi ngi koy def tey ji association boobule sax nekk ndam ci dëkk boobule fi nga xamante ne askan wi jàpp nañu association boobule ba mu dëgër te it ñu méngale ko ak bidéew mi nga xamante ne mooy leeral dëkk bi di Dionewar. Bala